mbokk yeeg xarit yi ñoo ngi leen di nuyu di kontaan nag wax dëgg yàlla j'espère que yéen i tamit le Père Noël ou alors Maman Noël jaar na ci seen i kër en tout cas encore une fois un joyeux Noël suñu mbokku chrétien yi parce que xam ngeen ne Sénégal réewu jàmm la suñu aayee ñu ngi ca ànd ak ñoom waaye ñoom i tamit ñun suñu aayee ñu ngi ci ànd ak ñun waaye kon mbokk yi yàlla na jàmm yàgg ci Sénégal mu baawaan saawaan mbokk yi ñoo ngi leen di gërëm di leen sant waaye nag di nuyu ña nga xamante ne bi ñoo ngi ci hôpitaux yi dañu seetaan rawatina nag dañ leen di gën a xalaat ci bés yi nga xamante ne bi ay bésu fête la rawatina xale yi nga xam ne ñu ngi hospitalisé kon nag dañuy jéem a di xool yan activité alors j'appelle surtout les artistes de temps en temps d'aller peut-être leur rendre visite dina leen neex bu baax a baax mbokk yi di dellu di nuyu ñi nga xamante ne bi ñu ngi ci prison wu Sénégal yi ñoom itamit ñu ngi leen di souhaiter bonne fête mbokk yi ñu ñëw ak yéen ci tam-tamu tey bi ànd ci tout d'abord ak ki nga xamante ne bi mooy madame Guèye Maymouna Sy mi fi wuutuwaat ki nga xam ne moom mooy suñu xarit la belle maman Dieye alors dañu ne ak yelleefu doomu aadama may tey li nga indi defe naa ne waxtaan bi dina tar lool parce que dañu ñëw ak yéen ci pension alimentaire alors loolu dinañ ko waxtaanee bu baax a baax ak ki nga xamante ne bi moom mooy maître Ousmane Thiam ba nu jógee ci loolu mbokk yi dañuy ànd ak yéen ci wàllu décoration ànd ci ak suñu xarit Bichi ba ñu xool tey fan la jëm ak ñun bu ñu jógee ci loolu Malcolm nag macha allah ci 4e saison bi daf ñu ko diggoon waaye la mu diggee yépp mbokk yi ma ngi cay jaar bu baax a baax dina ne dinaa leen indil ay mbir yu doy waar ci wàllu cinéma que mu ñu indil nag mbokk yi xam naa ne ba ca kanamee di ngeen ko gis muy koo xam ne xàmme nañ ko ci wàllu théâtre muy glisser très calmement ci côté li nga xamante ne bi moom mooy 7e art mbokk yi dinañu xool liggéeyam avant ak fi nga xamante ne bi fa la toll ak fa mu bëgg jëm suñu ay invité maa ngi koy wax sànq Kombe di comédien waaye tamit ki nga xam ne ci ñun la bokk muy maître Ousmane Thiam avocat à la cour mbokk yi madame Régie dellu si waat kontaan saa su ne nag di feggoo ak madame Guèye Maymouna Sy alors j'espère que tu as passé un très bon Noël alors comme le disait Fatma c'est vrai qu'on pense beaucoup aux enfants mais mag yi tamit soxla nañu ay cadeau Noël j'espère que tu en as reçu May bon pas encore Papa Noël ñëwagul pour man waaw mais Maman Noël ñëw na pour la petite exactement xanaa ñu dundee yaakaar rek yàlla baax na sama bos dina ñëw ak yow tamit sa bos dañuy xaar ba fin d'année bi rek ba fin d'année ñu tuddee ko cadeau fin d'année yàlla baax na alors c'est avec beaucoup de plaisir me retrouver la nee naa la man muy lundi di mardi di mercredi jour boo ci mënte ñëw rek dafay neex donc tey connaître ses droits ñu toogal fii la belle maman Dieye comme ni nga koy waxee tey ñu fas yéene wax ci sujet boo xam ne nag intéressé na ñu bëri xam naa bu ci kanamee rek boo xuusee ñu ñëw nag faram-fàcce ko xool déjà lan lay wundu pension alimentaire buñ ko tuddee ana lan lay tekki ak lépp loo xamante ne ñeel na ko très bien en tout cas dinañ ci ñëw très largement bu ci kanamee ak maître Ousmane Thiam dañuy am mbégte saa su ne di feggoo ak ki nga xamante ne bi moom mooy non seulement sama Valentin waaye doom la aussi ci man mbokk yi xam naa ne nag mi ngi may préparer lu rëy le 31 décembre fii ci RTS 2 Malcolm maa ngi lay nuyu c'est un grand plaisir à chaque fois di feggoo ak yow te di kontaan nag ci liggéey bi nga xamante ne bi yaa ngi koy def yow ak chroniqueur yëpp parce que defe naa ne lañ ca soxla mooy bu ñuy def ay saison mooy affaire yi dem ca kaw te gis ngeen ne nag macha allah ma ngay dem ca kaw a kaw a kaw macha allah maa ngi lay nuyu di la maa ngi lay fay alhamdulilah loolu sant yàlla surtout ak ni nga ñu tatagalee mais c'est surprise Sénégal xaar leen surprise c'est vrai di ngeen le 31 mais carrément di ngeen am plus que sapin maa ko fi diggee waaw maa ngi ko wax tey mercredi xaaral ma noonu sax maa ngi ree maître loolu dama koy dégg ba ci kanam alors franchement dañu ànd gis nga esprit de Noël mooy sourire bi dîner en famille tooñante gars yëpp revenir à la famille loolu la ñu soxla et puis tam-tam loolu moo ko fi tax a toog ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñi nga xamante ne si fu mu toll nii dañoo nekk ci bërëb bi fasantikoo mais tey damay jéggaani sama dëkk jéggaani Dakar jéggaani Mbour damay nuyu njëkk waa Thiès parce que sama invité Thiès la jógee te tey li ñu indi xajul ci kees très bien alors dañuy kontaan Malcolm en tout cas je vois que tu es un tout petit peu enrhumé mais je pense que temps bi je veux dire loolu la mais nee nañ nger baax na ci parce que dañu ne retour aux sources kon nag ñuy utiliser plantes yi nga xam ne suñu maam yi dañu ko doon utiliser alors on revient dans quelques instants mbokk yi dañuy nuyu bu baax a baax ki nga xam ne mooy maître Ousmane Thiam maa ngi koy wax mu nekk ko nga xam ne macha allah day bàyyi liggéeyam ñëw di ñu gindi ñi nga xamante ne bi wóolu nañ RTS 2 di indi ay témoignages yi nga xamante ne bi macha allah yaa ngi ñu ci indil ay leeral yu baax maître Ousmane Thiam maa ngi lay nuyu c'est toujours un très grand plaisir à chaque fois de te recevoir ngay plaisir partagé comme ni ma koy waxee rek maa ngi leen di nuyu yéen tamit di nuyu Malcolm ak madame Guèye
di nuyu aussi Combé bi nga xam moom laa bokkal plateau bi. Très bien. di def aussi un clin d'œil à Maman Dieye di ko ñaanal yàlla yëkkati ko ci jàmm. exactement en tout cas ñi ngi kontaan bu baax a baax waaye nag di nuyu Combé maa ngi leen nuyu di la dalal jàmm ci plateau RTS 2 kontaan nañu ci déplacement bi nga xamante ne def nga ko pour ñu ñëw ànd ak yow waxtaanee liggéey bi nga xamante ne bi yaa ngi koy def ba pare ci kàttanu yàlla di la ci jëmale kanam bu baax. merci beaucoup maa ngi lay fay bu baax a baax tamit di nuyu ñi ma bokkal plateau bi yëpp ndax tey dama kontaan ci toog ci plateau bu mel nii ndax su ma toogee sama wetu grand donc dina ma gën a dolliwaat surtout nag li ma xamul woon sax sama wàllu droit donc su ma feddoog moom xëy na peut-être dinaa ci xam même su fekkante ne bi ne lu ndaw la sax dina ma ko joxaat tuuti aussi tamit di nuyu tamit Malcolm di sama gain di sama waay di def loo xamante ne bi macha allah daal franchement maa ngi nuyu ñëpp ñu ngi lay gërëm di la sant mbokk ñu ñëw ak yéen nag ci li nga xam ne moom mooy àq ak yelleefu doomu aadama ñu ne benn témoignage ñu fas yéene waxtaanee tey li nga xam ne moom mooy pension alimentaire ñu dem dalu si waat. waaw man dama doon suivre seen émission RTS 2 émission tam-tam ma gis ni nga xamante ne mu ngeen di jàppale jigéen ñi ci li ñuy dund ci ay cas de violence man na sama cas dafa fekk dama nekk ak benn waay ñu dëkk vraiment mu xam ma gis ma nangoo daan sama doole mu nëbb jikkoom nekkati moom en fait problème am mooy dafa ragal jabaram mu wax dem samay mbokk samay kilifa ñu waxtaan ak moom may ko biñ ko mayee na après li ko war pratiquement defu ko daf ma bàyyi sama kër noonu rek di ma romb gauche di ma romb droite de temps en temps bu ko caaxee mu ñëw fa yàlla dogal nañu amoon na ñaari doom mais ci biir sëy bi pratiquement amuñu benn considération ci ay doom daal ak man toppatoo ma deful dara yàlla dogal nañ wonan ma AGS bi ma ñëwee ñu teg ma ci yoon ma yóbbu ko tribunal ma amoon contribution en charge du ménage mais soo xoolee li ma daan jox pratiquement boo ko dee xool ak salaire am vraiment peut-être xamul mu demee mais presque mënulu ma woon dara daal te malgré loolu ñu ko dagg teewul heure bu ko neexee la koy joxe su fayee ko bu ko neexee lijjanti ay soxlaa mu neexe bu ko neexee mu envoyé ko su ko neexee mu téye ko presque ba weer bi dee ba beneen weer ñëwaat daal lu ko neex daal lay kiyee daal la koy kiyee daal moo taxoon na ma ñëwoon fii na pour soumettre fi sans problème daal. may dañuy kontaan nag ci ñi nga xamante ne bi mbokk yi saa su ne dañuy wóolu RTS 2 ñëw di findi ay témoignages alors pension alimentaire la ñuy waxtaanee tey alors déjà man li mu wax mooy déjà sëy am na fa alors elle parle de 2 enfants ça veut dire que déjà les enfants sont déclarés c'est-à-dire que xam nañ ne kii moom mooy seen pap mais am na leneen li nga xamante ne bi wax na ko donc dafa ñuy xaw a éclairer ci nekk moom divorcé wul mooy contribution naka lañ koy waxee aux charges du ménage waaw je pense que ne baax na nga indi leeral yooyu noonu parce que bu ñu waxee pension alimentaire rek xel yi ci li muy njëkk dem mooy amaana ñoo xam ne dañ dem tribunal ba tàggoo mu war a am pension maanaam dund koo xamante ne dañ ko war a jox ku jigéen ki mu jëm nag ci tout tànk yi nga xam ne am na ko ay bant yu mu am ci sëy bi wante pour ce cas précis xam naa maître dinañu gën a leeralal dafa mel ni beneen façon wu pension alimentaire la boo xamante ne dañ ko war a joxe dans ce cas précis maître est-ce que d'abord mun nga ñu indi leeral ci li wutale pension alimentaire ba ak li ñu naan contribution aux charges du ménage waaw en fait waaw moom d'ailleurs wax na ko sax ci biir waxam xam nga pension alimentaire d'habitude buy ñëw mooy ñaar ñoo xam dañu divorcé léegi nag c'est pas parce que divorcé ba pare ngeen am doom bu ngeen amee benn doom wala ñaar wala ay en tout cas ngeen am njaboot bu fekkee divorce bi prononcé nañ ko et puis mu am des enfants mineurs ñoo xam ne si yow yaa leen war a yor loi bi day teg ci yow benn daan boo xam ne si par exemple danaan chaque mois da nga verser xale bu nekk maanaam 75 000 par mois te parfois loi bi da ciy boole sax verser boo verser li ñuy dund yow yaay yor scolarité bi frais médicaux yi yow yaa koy def ak frais pharmaceutiques yi d'habitude yooyu yëpp lañ lay teg parce que papa ji moom moo war a def loolu mais li muy wax fii contribution aux charges du ménage la maanaam yéen a ngi sëy mais sa jëkkër deful dara ci kër gi donc nag
loi may na la nga dem tribunal wax ni juge bi nga xam ne si moo yor affaire de famille nga ni ko sama jëkkër dañuy sëy mais nanguwul def dara ci kër gi. ok donc nag juge bi mën na ko jël benn décision ni ko chaque mois da nga jël temps def ko ci kër gi. bu fekkee nanguwu ko comme li muy wax. nanguwu ko exécuter normalement. am na décision boobu mën nga ko jël parce que li mu wax noonu mooy jëkkër ji day liggéey day fayeeku. bu dee fayeeku soit fonction publique la wala. day dafa nekk ci privé. bu dee fonction publique da ngay dem am na agent d'exécution bu nekk tribunal boo ko joxee moom day dem trésor signifier leen ko bu ñu ko signifier dañ koy bloquer. loolu ñu la koy verser directement. bu fekkee privé la mën nga wut agent d'exécution wala nga dem ci huissier. mu procéder à la saisie ci nga xam ne ci salaire bi ñu la koy verser chaque mois ñu la koy verser directement parce que employeur bi bu ñu ko doxee mu nekk une décision définitive employeur bi il est obligé mu koy retirer di la ko jox. bu fekkee nangu la ko jox mën nga topp employeur bi tribunal pour que lim la war a jox moom moo xoolee ba verser wu la ko c'est sa faute nga topp ko pour mu verser la ko. alors li ma gis may mooy que déjà loolu c'est très compliqué parce que sur le plan social yaa ngi ci biir sëy bi yóbbu nga ko tribunal. léegi moom dañuy dagg salaire bi xam naa ne sëy ba daal dana war a mën a yëngatu. waaw man maître bi muy expliquer yëpp sama xel mu ngi dem ci loolu mooy li nga cof noonu dañuy nekk ci réew goo xamante ne pesanteur socioculturelle yi dafa diis waaw dafa tegu dafa gàllu ci mbaggu askan wi rawatina si jigéen ñi mel na ni tamit yoon recours yu ma ubbi bëri na trop waaw mais pour nga topp ko def ko ci mim réew Sénégal gii nii du yomb de. non pourtant am na man ça existe beaucoup ñun ñu ngi koy def man def naa ci ay procédures yu bari mais le seul problème mooy waa ji après mën na ñëkk quoi. ok dem ba divorce et cetera. mais tas même bu tasee aussi. beneen kii bi day ñëw dana def verser ay pension alimentaire. waaw justement. léegi li ma ci bëggoon préciser tuuti. ci salaire aussi. salaire du lépp lañ mën a dagg. salaire dafa am lu ñuy wax la quotité cessible maanaam benn le tiers rek lañ mën a saisir. d'accord maanaam ñu diviser ko par 3. bu ñu ko diviser par 3. maanaam bu doon fayee ko 300 000. yow bu ñuy saisir. un tiers bi c'est-à-dire 100 000 lañ ci mën a jël. pour jox la ko. waaw loolu laa bëggoon a laajte sax parce que fa laa doon bëgg a dem pour laajte nan nañu koy déterminer. ndax c'est en fonction montant wu salaire bi wala dafay am ay pourcentage wala ci nombre xale yi nga xamante ne ñoom la ñu war a dundal nan nañ koy déterminer. non en fait bu fekkee nit la koo xam si day fayeeku. d'habitude juge bi da koy laaj mu indil ko bulletin de salaire bi. pour mu mën ci référé wu. pour mën ko joxe. bu fekkee koo xam ne si xamuñu. amul salaire wala dara mais juge bi mën na ko laaj ñaata ngay gagner pour jéem a xam revenu ñaata la pour mën ko appliquer loo xam ne si moom dana ko mën a fay. est-ce que loolu dafa laaj aussi ay enquête et cetera parce que bu nekkee salaire bi ça y a pas de problème c'est le bulletin de salaire mais am na ñu nga xamante ne bii xëy na même déclaration yu ñu war a def duñ ko def de peur que peut-être seen biens yi torop ñu ku jigéen ki jël ko. non am na parce que le juge xam nga am na benn large pouvoir d'appréciation par exemple yow mi nga xam ne si par exemple xam nga d'habitude ki ngay seel mën na xam li ngay gagner parfois am na ay biens yi nga am et cetera yooyu yëpp bu fekkee juge bi mën na jël ay témoins et cetera donc lépp loo xam ne si da koy permettre mu apprécier de manière objective mën na ko def pour mën a jël décision bi nga xam ne si moom moo gën ci xale yi. très bien léegi nag maître kii jigéen ñi nga xamante ne bi ci cas bi la ñu nekk la ñu mën a def mooy dem def benn lan ngay def exactement pour que ñu mun la jàppale ci contribution aux charges de ménage. non c'est-à-dire da ngay indi sa extrait de naissance. extrait de naissance xale yi ak le certificat de mariage bi wane ni yéen a ngi marié. boo saisir le juge moom dana convoquer les deux parties ñu ñëw. léegi nag mën na leen essayer jéem a jubale nag jigéen ñu bëri may dinañu am xëy na kayitu jàkk. waaye comme kii jëkkër ji de toutes les façons gis nga affaire bi nu mu demee. est-ce que du kayitu jàkk bi rek la yore. non xam nga. ak tamit est-ce que sax du takk suuf wala loolu tamit mën na ci nekk y a beaucoup de choses yoo xam ne si dañ koy minimiser te après mën na leen ni problème. absolument xam nga déjà bu fekkee kii bi yow yaa war a prouver ni marié ngeen. donc nag xëy na peut-être Sénégal fi mu toll peut-être mën nañoo réformer peut-être il faut ñuy penser à réformer le code de la famille pour que. mariage coutumier yi sax ñu leen di jox benn valeur boo xam si mooy moo bokk ak certificat de mariage bi quoi parce que boo demee dans les autres régions pour nga gis koo xam si balaa muy xam ni sax war na am certificat de mariage divorce jot wala dara mu nekk di yéeg di wàcc et cetera balaa am
certificat de mariage day sonn ba pare doog am divorce. xam nga tribunal moom mënoo fa am divorce te indiwoo certificat de mariage. boo indee kii wu jàkk tamit duñ ko considérer. loolu mooy problème bi moo tax képp koo xam ne si am nga mariage jàkk mieux vaut dans les 6 mois may nañ la ba 6 mois nga dem déclarer ko. donc nag bon il faudrait que nit ñi di penser à dem ba am seen kayit boobu ba pare denc ko quoi. alors Mbaye de toutes les façons dañu wax aussi mbirum pension alimentaire. xëy na nag ñu ñëw ci ak maître Thiam pour ñu éclairer jigéen ñi nga xamante ne bi sonn nañ ci pension alimentaire. waaw pension alimentaire bi moom wute na ak contribution aux charges bi. peut-être ñooñu tamit ñu ngi seetaan émission tam-tam rawatina ci biir rubrique connaître ses droits bi. ana nan nga leen mën a baaxee ñoom it jëmee ci pension boobu noonu nga xamante ne moom la ñu war a jot. presque booy seet même régime bi la mais xam nga juge bi sax bu fekkee dañ ko saisir pour divorce. boo koy saisir da nga koy wax kañ ngeen marié ñaata doom ngeen am. ba pare produire certificat de naissance yi bulletin de naissance yi wala extrait de naissance. buy wane ni tant de doom ngeen am. léegi bu ngeen paree. moom bu fekkee xam nga. premier bu ngeen ñëwee day def tentative de conciliation loi bi moo ko sant mooy essayer jëm leen a jubale bu fekkee jubóowu leen nag dafa am lu ñuy wax les mesures provisoires mooy yi nga xam ne si avant divorce bi di ñëw sax dañ ko war a def parce que dafa c'est des choses qui sont urgentes maanaam dundu xale yi njàngum xale yi est-ce que yow war ngaa des ci kër gi wala da ngaa war a génn résidence séparée et cetera yooyu loolu la ñuy wax mesure provisoire parce que jigéen warul jékki-jékki rek am problème ak jëkkëram rek génn parce que bu boobaa danañ la defal constater ni da nga abandonné et cetera donc nag yooyu ñuy wax mesure provisoire yooyu juge bi da ciy constater le même jour bu ngeen bëggee mu wax ni xale yi kii moo ko yor ku yor garde beeg yooyu indépendamment ku loolu bu ko joxee garde xale yi bu ko joxee yaay ji papa ji tamit am na lu ñuy teg ci moom loolu la ñuy wax pension alimentaire ni ko léegi yaa leen di dundal yaa leen di solal et puis bu fekkee xale yi dañoo feebar yaa leen di faj yaay fay scolarité ak frais pharmaceutique yi nga xam ne si moom la ñu kii alors Malcolm moo tax connaître ses droits baax ñuy ànd ci chaque fois ak maître Thiam di ko gërëm di ko sant parce que jigéen ñu bëri dañu yaakaar ne pension alimentaire dafa yem rek ci dundal bi alors moom li ma dégg mu wax nii dafa weesu na dundal bi mooy mbirum njàng mi ca la bokk li nga xam ne moom mooy paj mi yóbbu ca médecin ca la bokk ba ci produit pharmaceutique yi nga xam ne xale yi war nañ ko mën a jot suñu feebaree kon nag yoonu yaatu na mais aussi nit ñi nañuy góorgóorlu di gëstu li nga xamante ne bi mooy seen ay àq ak yelleef yi mais comme ni nga ko waxee gis nga moo tax maître parfois buy wax bul bëgg di wax xam nga ñun noonu la ñu mel Sénégal da ngay wax juste pour wax je pense que dafa baax nit kuy joxe conseil nga ciy jàngat di déglu bu baax et puis ci biir ay waxam jusque sànq am na loolu naroon soufflé mooy nee na ñu soxna si nee na kii daf ko ragal dafa ragal jabaram man je me dis est-ce que nekkul takk suuf et puis nee na jaar na ci yoon ba mu ngi jot ay ndàmpaayam mais day yéex parce que waa ji day toog ba saa yu ko neexee te xam nañ yoon ni mel yoon la dafa jub bu lay dóor da lay dóor amul ay xaar ak yéexal léegi kii bu dee takk suuf la entre guillemets j'en sais rien mais ni ma ko déggee solo man laay wax bu dee takk suuf la lan la ko yoon may ci lu gën a gaaw yaakaar naa ne foofu sax lay yoon di gën a soxore ngir mu mën a gëtam waa ji mu mën ko génn dimbali ko parce que boobaa nax na ko te parce que mu ngi koy wax naan nee na ko da ko nax nëbb jikkoom ak nangam yàlla ci yoon mën aw pour mën a taakale waa ji bon droit loi li mu wax xamul takk ko takk la xam takk boo xam si ci këyit la takk nañ ko jàkk bu demee tribunal bu indee ay témoins yu wane ni ñoom fekk nañ takk beeg yooyu dañ koy jox certificat de mariage mu téye donc nag takk suuf peut-être ci wolof la am mais fii xëy na peut-être c'est officieux voilà am na ñoo xam dañuy signé monogamie di takk ci suuf peut-être xëy na peut-être loolu tamit la mais c'est un mariage boo xam ne si bu fekkee soit day exister wala mu nul léegi ni muy yéexee quoi non li muy wax ci kii bi li tax waa ji du ko verser à temps loolu man mënuma ko comprendre comme le gars a un salaire peut-être xëy na dafa jaarul fi mu war a jaar exactement si le salaire est saisi c'est-à-dire bu ñu ko saisiree mooy li ma lay wax code part boobu par exemple bu ko war a verser chaque mois 100 000 ñu indil ko employeur bi ne ko chaque mois saisir nañ ko yoon teg na ci loxo lii dee ko jox diw bu fekkee employeur bi respecté wu ko loi jox na la nga demaat yoon nga dem ci juge bi ni ko saisiroon nañ ko nanguwuñ ko jox
employeur bi la ñuy teg daan boobu ba pare teg ko yeneen ay lu ñuy wax dommage intérêt parce que dafa commettre benn faute bu fekkee fonction publique la dañ la koy virer direct parce que trésor ngay dem ñu retenir ko à chaque mois nga dem jëli ko. alors may defe naa ne li nga xamante ne mooy àq ak yelleefu doomu aadama il faut que nit ñi di déglu wala di dem seeti ñu mel ni association des jeunes avocats wala waa AJS parce que dañuy baamtuwaat gis nga boo bëggee nit parce que ëllëg dañuy sóoraale suba boo bëggee nit ne man mii kat vraiment ndey aana bëgg naa ko torop ñu dem marié yàlla jàppale la nga signé monogamie na nga xam ne mënoo dellu ginnaaw na nga xam ne boo takkee jabar délit de bigamie dañ lay tëj su ndaw si d'accord dañ lay yóbbu justice ñu jugé la léegi nag nañuy jéem a xool rek naka la ñuy def pour arranger loolu lépp def ko ci calme rek xam looy signé daal moom li ci def xel bi baaxol bi oui parce que monogamie boo ko signé c'est une option irrévocable c'est à vie même boo takkaatee keneen monogamie mënoo ko signé la régime boobu mooy continuer donc nag boo jógee polygamie moom mën nga dem monogamie mais mënoo jógee monogamie dem feneen. alors c'était juste à préciser en tout cas May dañu lay remercier bu baax a baax parce que tey la nga ñu indil muy mbirum pension alimentaire parce que nag xale yi dañu ñoo soxal bu baax a baax a baax ñu gis nag nekk contribution aux charges de ménage mën nga nekk ci biir sëy bi góor gi deful dara nga daal di dem tribunal waaye sëy bi dana yëngatu moom ba dem sax si divorce comme ni ko Maître Thiam waxee. comme su fekkee ne da ngaa takk sa jabar. yaa yor sa soxna yaa yor doom est-ce que yaa yor sa yaay jabar. damay bañ porté ma feneen de sa yaay jabar laay bañ day leer naññi voilà na leer naññi balaa sama yaay jabar di ko porté du leer mais bañ mu bokk passion bi sa jabar c'est-à-dire sa jabar charge ménage moom ménage la tudd ménage mooy ki nga xam si moom nga seexal sëy sa goro moom sëyut ak yow non sa dama ko bëggoon boo ko mënee dimbali nag boo ci mënee kii nag pour sa sëy neex mën nga bëgg sëy bi neex rek boo ko mënee yor pour sa jàppale goro bi parce que dafa bokk tamit yéen boo bëggee sa sëy neex na mën nga ànd ak en tout cas May ñu ngi lay remercier di la sant bu baax a baax di remercier aussi Maître Thiam comme ni mu ko waxee léeg-léeg laajte baax na parce que yoon dafa xóot du dëgg en tout cas ñu ngi leen di gërëm yéen tamit di leen sant bu baax a baax di fàttali nag képp ku am problème justice ñun de dañ lay yebal ci waa association des jeunes avocats nga xam ne Maître Thiam ca la bokk ak waa AJS association des juristes sénégalaises nga xamante ne bii dañu ubbi daal ay bureau yu nga xam ne ñi ngi jàppale nit yi surtout nag ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy jigéen ñi mbokk yi dañu leen di gërëm di leen sant bu baax a baax ci àq ak yelleefu doomu aadama leen jox rendez-vous la semaine prochaine waaye di xuus ci émission bi ñëw ak yéen ci décoration ànd ak suñu xarit Bichiba ñu dem xool tey lan la ñu proposé mbokk yi dellu si waat waaw gis ngeen nag suñu xarit Bichiba la mu ñu indil muy affaire récupération alors may surtout nag ci fête yi nga xamante ne bi dañ cee nekk defe naa ne xale yi jouet yi xaw na bëri ci kër yi defe naa ne di wut ay paquet yu mel nii defar ko di ci dugal jouet yi defe naa ne da cay baax. bilaay sama xel ci loolu la dem ba ma gisee carton bi ma ne lii moom wax dëgg neex yàlla dafa baax ci kër yi entre les dinettes yi nga xamante ne collection la diggante kuddu beek pool beek tasse beek yëpp ak yeneen
jouets yi nga xamante ne lii dañ koy dawal lii dañ koy sànni donc c'est très pratique pour ñu dugal si li nga xam ne mooy fowukaayu xale yi mais mag ñi itam mën nañ ko utiliser absolument parce que mën nga ci am bu mag bu toll nii comme mën nga am tamit benn bu gën a yem boo xam ne mën nga ko utiliser comme boîte à bijoux di ci dugal say takkaay ak yooyu maanaam daal multi usage la absolument et puis c'est très joli et c'est très joli comme ni nga ko waxee Malcolm multi usage la je veux dire léegi il faut qu'on apprenne à récupérer parce que boîte yi bëri na ci kër yi parce que yi ñuy jënd bëri na verre yi bëri na te gis naa ne que Bishiba yim ciy def extraordinaire daal mais boo seetee à 70% Bishiba bu fekkee remarqué nañ bu baax li muy def yëpp ay récupération la soit ay tasses wala ay exactement ay bouteilles tout à fait franchement ça fait plaisir leen laay wax xam naa dina am ñu mu reetaan loolu tuuti mais sama fulla laa nekk marié yi maman yi neen dañ koy récupérer pour def ci fowukaay xale yi ñun célibataires yi récupérer leen pour def seen daal je pense ça c'est pourquoi pas je veux dire maître Thiam ku nekk ak li la soxal ak ku nekk ak li la soxal te nag il faut des mariés et des célibataires pour faire un monde c'est ça absolument il y aura toujours des célibataires et des mariés ça c'est clair absolument donc nag c'est comme li ñuy wax rek donc c'est des trucs qui sont à la limite da nga yaakaar ne amul njariñ mais bon àdduna daal sànni moo xew yi waaw donc nag y a beaucoup de choses yoo xam mën nañ ko récupérer puis si tu vas dans les pays européens lépp dañ koy recycler waat donc nag ñun ñoo ko war a commencer parce que li ñuy am ci ay plastique ay carton y en a beaucoup dafa bëri mieux vaut qu'on le fasse alors Combé gis nga li nga xam ne moom la ñu Bishiba indil ñi nga xamante ne bi dañ koy récupérer et je pense que aussi bien góor ñi que jigéen ñi dañu koy soxlo parce que comme ni ma ko waxee jënd bi bëri na waaye nag sànni bi bëri na te léeg-léeg fa muy jëm dana yàq suñu environnement aussi damay wax rek comme li maman wax rek multi usage la multi usage la noonu la koy wax multi usage la daal man daal xaw ma lan la waaye multi usage la daal waaye comme yow lii rek nga fi nekk lu ma yokk leneen waaye li ma def rek lu dul daal di dem régie ñëw ci li nga xamante ne bi moom mooy cinéma tey ñu ànd ak l'artiste Combé je pense qu'il a annoncé les couleurs ñu dem xool liggéeyam mbokk yi dellu si waat boobu yaa ngi nelaw. d'accord comme waaw. yow yaa ngi xool ginaar di leen jox ndox ñi naan. ñoo ko bayal à propos de ginaar yooyu noonu nga may wax ñoo ko bayal ginaar yi man ak yow ñun ñoo ko boo ko da nga joxe sa xaalis ma joxe sama xaalis du man kese maa ko moom de ni ma koy sàmmee yow dee koy sàmmee noonu tamit du leer nañ laa wax. tijjel sa gémmiñ fii yaa fi ñoo doon xale ma nekk te ñàkk nekk dangaa war a xool ginaar yi di leen jox ndox ñuy naan di leen jox lekk ñuy lekk yaa ngi dégg. yow loolu nga d'accord waaw man d'accord naa tam loolu amul benn problème kooku maa fi gën a nekk léegi xale bis buñ ko yoree ba heure jaay jot na nga gore xam ne maa fi gën a nekk xale man maay jaay ginaar yi man maay encaissé xaalis bi maa lay seet lu ma neex. loolu yeggaguñ ci su boobaa dama lay cendre yow. Dis donc, ils ont leur langage, ils ont leur vocabulaire, etc. En tout cas, l'artiste Combé, ça date de combien de temps li nga xamante ne moom la ñu gis léegi. waaw li ñu gis nii koor gi passé la ni rek yàggul si koor gi d'accord passé dafa mel ne fi xaw grossir sax. temps yi damaa màgg. damaa lekk dugub bu baax. effectivement loolu noonu c'est normal parce que tamit temps yi dafa fa soxna. surtout gars yi toppatoo ko moo tax. sama yaram daa gaaw a daw na damaa gaaw a jooy de. et puis ñu ngi nuyuwaale madame ak waa Thiès alors looloo taxoon ñu ne tey ki ñu indi. lu tax mu spécial. oui nit la koo xam ne mënul nangu plateau mu dem fa ak yi ma seetaan yëpp. gars yi di siri wala di noppi. li ko neex mooy nit ñi di nekk ci mbégte. Combé nit la koo xamante ne si lu tax avant ñu ñëw ci 7e art bi. ci 4e art bi amul kenn ku mu nirool style. moom rek mooy ñëw Sénégal indi style boppam nit ñi di ci roy amul kenn ku mu niroo style. d'accord loolu noonu lu am solo la mais laaj bu njëkk bi gannaaw nuyuwaat bu la neexee. style boobu kan moo la ko jox conseil la. wala loo gént la wala say conneries lii la wala nu mu demee noonu parce que dégg naa ne jaar nga daara wala nu mu demee. waaw non style boobu noonu nag kenn joxuma ko. c'est-à-dire que style bi explique ñu style c'est quoi ce style. waaw non sama style bopp la nga ne c'est quoi le oui sama style bopp la. mais ton style c'est quoi. c'est-à-dire que ne sama style boo ko dee xool style xale la. typiquement xale la lay jox. ndax ñun dañuy foo dañuy kaf dañuy ree. xale en plus tamit waaw xale la quoi xale la. damay nekk sama biir gàlle di gis xale yi ni ñuy café ni ñuy foowee man dama bëgg ay xale. tellement fa laay nekk foofu noonu toojante ak ñoom ni ñuy waxee. loolu laay jéem a essayer pour di ko waxee. donc ni ñuy doxalee moom laay jéem a essayer pour di ko doxalee. ba tey sénégalais yi ñoom ñu apprécier ko bëgg ko. man pourquoi pas ma continuer ci. sa duo yow ak ma ñuq nu mu demee. sama duo man ak ma ñuq dafa yàgg du tey.
ndax lépp bi ma dooree ci aar ba léegi dama ñëw fekk ko fa yàlla boole ñu bi ma ñëwee ci ginnaaw laa daan toog mosuma woon ñëw sax ñu ma yéegal devant dama daan ñëw rek toog ni ci ginnaaw ma ñuqu moo daan nekk ci kanam di toj di def yenn kii naa sangam ba un jour ñu ne booy bu ñuul ba na la toog nañ ko jéem a essayé ñu yéegal ma essayé ma te bi may essayé wu tamit ak ma ñuq lañ ma essayé donc ñu essayé ko ñu gis affaire bi jàll ñuy bokk ay spectacle di bokk ay yeneen ak yeneen depuis 12 ans mbaa sax lu ko romb ñun ñaar kese ñooy ànd di def suñu théâtre mais affaire boobu fan la jógee c'est-à-dire que xam nañ ne que Thiès dëkk boo xamante ne bi macha allah ñi ngi saluer justement le professionnalisme de ces comédiens là nga xamante ne bi ñoo ngi Thiès léegi yow kan ci ñoom wala yan ci troupe yi ñoo la inspiré ba nga ne man damay dugg ci théâtre waaw théâtre nag dama koy wax à chaque fois sama mag bu jigéen moo ma si dugal ndax man football laa gënoon bëgg que théâtre donc dama daan nekk su ma demee football ji sama grande sœur bi fekk ma fa xëcc ma woo ma kañ dem répétition yi mën na ko moom affaire u ragal yooyu affaire yàmbar yooyu man du ma ko def affaire yi noonu comme Sénégal yi nañ koy waxee donc bu ñu gisee tey góor bi def théâtre dañ lay njëkk wax mooy yàmbar la donc ak yenn yeeg naa sanga xëy na peut-être tey la théâtre tey tollu fenn fi ba kenn ku nekk bëgg koo def mais bu njëkkoon boo daan gis góor bu koy def sax da nga koy xoolaat mais toll nañ tey foo xamante ne wala du ma ne man maa ko fa yóbbu wala kenn moo ko fa yóbbu mais yóbbu nañ ko foo xamante ne bii ne ku nekk bëgg na ko def donc muy paa bi muy maire bi muy imam bi muy keneen ndax boo dee xool ñun suñu théâtre donc ci ka daan gis benn oustaz ñëw taxaw benn kii ñëw taxaw ñu jàngale xamal la sa diine xamal la aussi tamit société bi li muy doxee xamal la aussi tamit donc kafal la fool la ba nga kontaan donc suñu théâtre kese nga kaan gisee mais actuellement ni léegi maa ngi koy gis ci théâtre yëpp léegi imam yi sax ñu ngi ci dugg si masa mag na ko ñeneen ak ñeneen dëgg la c'est vrai en plus oui bëgg naa ko laaj question parce que xam nga fi moom bu ñu fi indee lu laalee ci aada moom foog ma am lu ma ci sànni waaw d'abord dama bëggoon xam rek ndax da nga bokk ci compagnie am ngeen compagnie de théâtre boo bokk ak tamit ma ñëwaat un peu si sa enfance sànq yaa ngi koy wax yow da ngay jouer di jël ni xale yi di def nga koy bëgg reporter waat comme style mu nekk sa identité ci biir théâtre bi wante comme ni ko docteur Massamba Gueye di waxee rek ne nit ku nekk chaque personne loo màgg ak at yoo munti am na dara lu nekk sa enfance loo xamante ne da nga koy garder da lay topp saa su ne waaw nga ñëw ak ñun ci loolu bëgg naa xam daal yow sa royaume d'enfance. non man moom sama xale dama léegi dama mës a léegi dama mës a sob dama mës a dugg ci lu sama yoon nekkul franchement noonu laa mës a mel bëgg xeex bëgg xuloo ak yooyu non d'habitude nag boo dee xool ñu tuuti ñëw fi gën a bëri histoire man yaag daaw da ngeen naan xeex waaw yaag daaw da ngeen naan xeex non man def nag moom mos ñoo xeex yéen ñaar ay gaayan ngeen waaw ay gaayan lañu mooy seen xam nga boo bëggee football foog nga bëgg xeex ndax par des fois da ngay football ba neeri tàng ndax dañu daan football ay match da ngay teg ñaar fukk football foog nga bëgg xeex kon mën na tere ñuy maanaam gagnant quoi la bëgg wax xam naa esprit gagnant bi la te doo bëgg ñaar fukk yi dem c'est forcé gañ sa mooni du football professionnel par des fois bu ñu mësaan dem terrain dañuy football mais bu ñu dee football ji xam nga dañu daan wax ñun suñu koñ moom il ba dëggat bopp bu ñu mësaan il ba dëggat bopp waaw kay bu ñu daan football ji dañ daan dem ba terrain ba ñu fàq ay yat daal koy suul ci wetu terrain bi pour au cas où boo ñu gañee équipe bi su fekkee ne moo ñu gañee du yóbbu xaalis bi ñun buñ ko gañee ñun ñooy yóbbu xaalis bi dafa demoon nag ba benn moment ku ñu bëgg a fuwal sax da ngay bañ ndax ñun amatuñ kenn ku ñu fuwal franchement kon loolu amoon na dañuy suul ay yat non dañuy suul ay yat mbaa comme man mi tey su ma mësaan di xeex ak sama copain li tax ngay am fit buñu mësaan di xeex ak samay copain xam nga affaire xale lu la neex ngay def dañu daan yóbbu ba àll ba gas ñaari pax yu tolloo nii suul sam benn tànk suul tànk keneen fàq yet jox kii fàq yet jox kële ku yetam njëkk a damm mbaa ku yetam mbaa soo ma dóoree ba ma jàpp sa yet su ma xëccee ba sànni après léegi man maay jeeku damay dóor ba sànni loolu moom foofu xale la donc compagnie bi laa ko doon laaj waa sunu compagnie nag moom mooy troupe royukaay foofu laa mës a def théâtre mosuma bokkaat benn groupe bu dul boobu noonu depuis bi may nekk Kombe ba léegi fa laa mës a bokk mosuma bokkaat beneen groupe te yow defloo benn carrière solo mooy yow kenn daal non mosuma ko def te aussi tamit parewu ma tam pour def ko d'accord macha allah alors ñu ñëwaat parce que sànq mu ngi doon am fu mu doon dugg et puis foofu la ñu aboutir moo nekk troisième tranche bi ñu dem ci deuxième tranche bi gis nañ bi nga ñëw da nga def un boom c'est comme Ghana bi mu duggee ci Coupe d'Afrique bi takk yéeg au sommet te fooge wuñ ko da nga ñëw indi sa style bu bees commencé yéeg ñu xool diggante théâtre ak cinéma li leen wuteele théâtre moo gën a difficile cinéma c'est un peu facile parce que réalisateur mooy ëpp li muy liggéey mais yow ak ma ñuq ñu gis leen ngeen commencé dem
mais léegi gis nañ ñi nga xam dañuy def théâtre daanuñ doon def économie pour mën a dimbali seen bopp dañ doon dem nii ci côté yu siiw yow nga retiré à un moment donné benn 3 xaw ma 4 mois am loo doon jëmmal loolu lan la woon da nga doon préparer structure wala da nga bëggoon yokk niveau yi parce que gis nañ weeru koor bi passé image yi dafa gën a set c'est ça caméra yu gën a professionnel ngeen indi lu waral loolu xam nga c'est-à-dire que ne man bi may door ci théâtre amuñu woon kenn ku ñu jàppale franchement suñu woon am ku ñëw pour dañu dooleel wala yenn kii suñu benn grand kese lañ amoon muy Aline Aïdara de passage ma koy nuyu bu baax a baax moom kese moo ñu gëmoon amul woon keneen ku ñu gëmoon dañ naan nag dañoo ñëw rek sénégalais yi bëgg ñu xam ñu wala yenn kii mais dañoo mbapat pendant 10 ans ñuy base di fayee ko ay 100 francs xale yi bu ñu basé ci koñ bi suba ñu basé waat beneen koñ boo jaaree foofu noonu boo taxawee ci kaw da ngay dem sa yoon donc duñ fa taxaw di fa taxawaalu ndax comme que mbapat nañu bay bëgg a dee kon boo ñëwee sa arène bi dootul métti ci yow pour man bi ma demee nag ba benn moment ma gis que ni man bi ma ciy toll kenn jàppale wu ma gis nag sama yenn booy commencé di ñëw te à chaque fois dañuy ñëw di la jege naan la Combé yaay suñu idole yaay suñu fans à chaque fois su may dem fenn damay gis ñii dañuy ñëw téel ma samay saak ñi defal ma yenn kii ak naa sangam yaa ngi koy gis léegi non pas star ndax man star gëwuma ko du ma ko dëgg la parce que taalibe la woon mais da ngay gis par des fois donc non xëy na peut-être nit moom mooy am cofeel boobu noonu ci yow man bugguma sax man nit ku ma koy def su ma dee dox ni sax nga may jéem a garder comme bu nit ñi bëree nii nga may jéem a sécuriser wala non dama naan bàyyi leen ndax xaw ma la ma tax a ñëw ci man suñu ma gaañee garaawul loolu man la comprendre nga mais damay gis ne dañ lay jéem a su ma xewlee dañuy ñëw taxaw ci yenn gi te et pourtant ay comédien nañ comme man xëy na peut-être sax man li may def ñoom ñoo ma ko dàq ma ne attends kon pourquoi pas man xëy na peut-être man yàlla dafa maa dimbali ba ma toll fii nii nga delloo njukkal lan moo tere man ma dimbali man samay rakk mais à chaque fois dama leen di wax naan rek non boy dina baax dem leen góorgóorlu leen na baax baat boobu dama ko yàgg a dégg man nag du ma ne samay rakk góorgóorlu leen na baax mais man maa leen di defal pour mu baax très bien alors li nga wax dafa am solo parce que góorgóorlu leen pour mu baax defe naa ne boo ci jàppee ci lay war a gën a mën a baax alors mbokk yi dañuy dem xool beneen extrait dellu si waat continuer waxtaan bi ak le comédien ou l'acteur Combé. Wuyu ko. Kon boo demee yow. da lay woo wuyu ko. Kon baal nga xel mi ngay xawee. Wuyu ko mu lay woo wuyu ko. Yow xanaa nga ne si gént. Lan la. Yow da ngaa fàttali ne tey la Papa Noël di wàcc ciel bi. Tey lay wàcc. Xoolal muy na le. Papa Noël quand il descendra du ciel avec des jouets familiers, n'oublie pas mes petits souliers. Samay daal yi daw lay def may dem préparer Noël tey. Sama daal laa wax dëgg sama daal. Xalal ma daal yaay wax ñi kii. Soo ma ñëwul yaay. Boot bi. Soo ma benn kañam. Bu ko teel a préparer dem. Père Noël ak yole. Est-ce que fàttewu ma wala? Fàttewu dara nañ dem. Ni Papa Noël boo wàccee ci kaw asamaan indaale samay dalu xaat yu xaat dalu xaat sama xol laa bëgg waaw wuyu ko laa bëgg sol famille fa mi sol famille fa mi sol famille fa famille famille re mi famille woy waaw marima man dënd naa ñoo bokk tuuti pour togg yaasa bu neex man jënd naa jombar bu tuuti ngir togg yaasa bu neex j'ai acheté un petit lapin pour faire du yaasa di bon yaasa yaasa laa bëgg yaasa laa koy def baxal uy bañ na koy def loolu du fi amee yaasa la koy def mooy yow danga doo de waaw
di jooy man a baaju ko woowi leen suukar balaa mburoo jee tàngal ma jox sama yaay boo jëndal na ma kalo daa jël ma ko nee na suma jàngul su déwéne tee dootuma amaat muy kombe muñu koo gi neex muy kombe muñu koo gi neex muy kombe muñu koo gi neex muy kombe sama tamara mara be sa naan jaay seen li jigéen ko dem baal li ja sama kasal dafa wuute kasal bu maam li maami ja doy xuuf te du wàlle muy kombe sama nijaay faal sama nijaay faal sama nijaay faal faal sama nijaay faal sama nijaay faal sama nijaay faal ani neex na ali ba boko lay C'est magnifique et moi j'ai envie d'applaudir. Alors Malcolm, parce que je pense que Papa Noël, c'est bien aussi ñu indi ko ci suñu culture. Je pense que ça a été bien pensé et comme on l'a dit depuis le début, je pense que âme d'enfant bi mi ngi ci biir et on s'y retrouve hein. Mais Sénégal kan moo mës a xalaat sax ni Noël affaire de chrétien la booy maa nga koy xam ñun Noël liñ ci xam mooy doxantu ak say copains yi def benn passoire mais benn baal boo xam ne benn gel mooy ñëw mu am 100 góor loolu lañ xam quoi loolu ci loolu lañ màggee ci loolu lañ yaroo et puis démb dama ci waxtaan ak sama benn xarit pour moom tamit chrétien rek moo ko moom mu ne ko mais turu Isa mu ngi ci Bible bi mu ngi ci Coran bi donc dafa dem ñëwaat donc loolu lañ nekk di fêter mais pour ne pas faire fausse route alors Combé dafa am lu am solo lu xam ne dafa am ci carrière nit mooy commencé ngeen nekk yéen ñaar commencé dem da ngeen am reconnaissance parce que ci biir son bi ñu ngi way koo xamante ne si dañu nekkoon ak moom te feeñul muy Diop Fall ñu koy nuyu de passage mais comme sànq moom moo koy soufflé sànq technologie bi yéen a ngi koy topp en même temps gis nañ ni léegi da ngeen ubbi benn télé loolu noonu gisaguñ leen ci yenn cinéma yu mag yi parce que après sama dernière question su ma ñëwaatee mooy na nga ko préparé après bëgg nañu xool ndax après di nga changer identité mais technologie boobu ni ngeen ko demee ba jëmmal ko xalaat ni mën ngeen defaral seen bopp ba ubbi benn télé chaîne sur YouTube di def ay émission nan la leen dikki est-ce que loolu tamit du indi benn rëq-rëq ci seen carrière non franchement du andi benn rëq-rëq suñu carrière ndax ñun boo dee xool Sénégal léegi télé lañ ko seetaan bariwul ndax boo dee xool da ngay nekk ci benn kër famille bi yëpp toog ñu taal benn télé mais boo dee xool kër gi yëpp kenn ku nekk mu ngi sëgg ci téléphone automatique c'est ça xam nga lan sauf les séries quand même c'est ça les séries les gens même boo dee xool léegi série sax série comme par exemple man dama ko jël exemple ci man même série sama téléphone laa koy kar bu jàllee après ci télévision su ma ratee sama téléphone laa koy kar kon ñun aussi tamit nañu jéem a profité ñu kar nit ñi ci téléphone yi loolu moo tax man maam idée boobu noonu pour créer loolu noonu quoi franchement raison alors man bëggoon naa ñëw sa rapport ak waaw est-ce que naka ngeen di dundee hors liggéey man ak ma ñox bajaan ñun noonu lañ mel naturellement ils sont fous de nature naturellement d'accord boo ñu fekkee ni même waxtaanu nit balaa ñu koy waxtaan rarement la waxtaanu nit franchement rarement la koy waxtaan nous sommes comme ça naturellement j'aime bien ça jamais sérieux quoi non jamais alors mais est-ce que ci kanam bëgg nañu gars yi li ñu doon wax jóge ci petit camp dem ci grand camp ndax dana am ci yéen ñaar ngeen dem ba commencer indi li nga xam mooy typiquement cinéma bien sûr pour bañ a fàtte tamit seen origine des fois ngeen cofalaatal nit ñi parce que la gars yi li ñu xam ci yéen moo nekk seen ok boobu bien sûr te actuellement ni ci lañ nekk nii projet yi ñu nekk nii donc pour jógee ci li ñu nekkoon demaat waat ci leneen la mais du ngeen fii bàyyi quand même li nga xam ne moom la leen nit ñi soppee ça dépend de rôle yi nga xamante ne moom lañ leen di proposer c'est ça non su ma naan ça dépend dama naan ça dépend suñu scénariste bi ndax donc dafa am loo xamante ni ñoo ko moom am loo xamante ni alors c'est pour ça que je parlais de rôle tout à l'heure ça dépend du rôle qu'on vous propose on est d'accord inchallah alors on va terminer oui peut-être que man samay question jeex na peut-être dinaa la bàyyi gars yi mais li nga xamante ne si bëggoon naa ko wax fii ci plateau Tam Tam mooy Combé ak Mbagnick bokk na ci ñi nga xamante ne si amul xale amul paa amul mère amul kenn fu ngeen fëlee nit ñi d'accord nit ñi reetaan macha allah loolu yàlla moo ko def ci yéen vous êtes les rares personnes yoo xam ne bu ñuy def théâtre da ngeen ci tuddaale seen diine bu baax gën ko fësal wax suuraat bi wax aaya bi wax verset bi pour ñu bëgg a xam ñu bëri xam ne affaire bi du caaxaan kese à part ça jox naa la 5 secondes pour wane li muy wax dëgg la nga reetaanloo ñu tout de suite bu la neexee imiter. mënuma reetaanloo kenn. man kan laa mën a reetaanloo mënuma reetaanloo kenn de. Fatou Dieye dafa am koo xamante ne si dama bëgg nga reetaanloo ko mu ngi tudd Fatou Dieye mu ngi lay seetaan. non sérieux man nag man moom mënuma reetaanloo kenn ndax man damaa xaw a timide quoi. da nga xaw a waaw damaa xaw a timide damaa bëri kersa. yow timido yow timido
waaw maître Thiam peut-être une question wala je sais pas peut-être contribution. peut-être les féliciter rek. parce que d'habitude man dama leen di seetaan surtout. merci beaucoup ak Diop Fall. Diop Fall je l'aime bien. Diop si parce que bon waatam bi rek moo may rey quoi barke yow ma xëy. yow ma xëy lakk. yàlla kese. merci beaucoup merci beaucoup. et puis di leen ñaanal rek yàlla jàppale leen quoi. merci beaucoup. très bien xam man en fait man bëggoon naa ko laaj dara ci prolongement wu li Malcolm doon wax sànq la rek xam nañ ne vraiment léegi on est à l'ère du numérique te yéen saisir ngeen opportunité boobu li ngeen di def pratiquement lépp lu ci ëpp ci net bi la nekk nit ñi dañuy taal seen téléphone dem xool ndax côté boobu noonu tamit royalties yi maanaam li war a dellu si waat ci yéen ndax yéen a ngi ci bàyyi xel bu baax am ngeen conseiller juridique wala ndax am ngeen carte droit d'auteur ndax maanaam yooyu yëpp da cee baax tamit de ci la bokk de si bu baax bàyyiwu leen ko ginnaaw de bu baax a baax moo tax ñun luñ defaruñ ko pour keneen mais dañ ko defar pour suñu bopp waaw nga xamante ne lépp luy ñëwaat après su ñun lay ñëwaat di demaat waat ci keneen moo tax ma créé Kër Kombe TV donc Kër Kombe TV lépp lu fay jàll donc c'est protégé koy lépp lu fay jàll donc maa ngi ciy teg sama bët lu ci am maa ngi ciy teg sama bët lu génn ma dugal sama biir poos mais nga partagé ak ma ñëw c'est ça du ma partagé kenn man du ma partagé loolu moo tax ni sax ñëwul waa koy ngeen ñaan laa la ko baax a baax yaayam moom doom semaine bii passé yéen sama xarit yaay mam doom ngeen koy dee non je vais vous dire la vérité ma ñu ko bañaan exclusivité dafa war a takk jabar le samedi non yaayam tam dafa amaale doom bàyyil tooñ waaw baax na wet ngeen man en tout cas dañuy gërëm bu baax a baax parce que waroon na ñëw aussi ok d'accord en tout cas ñu ngi koy nuyu di di nuyu encore une fois képp ku nga xamante ne bi yaa ngi def li nga xam ne moom mooy théâtre fële ca Thiès mbokk yi du ma def rek lu dul dem régie dellu si waat bu ko defee ñu wëyal li nga xam ne moom mooy émission. waaye ñuy laaj nag suñu invité bi artiste comédien Combé lan nga gis ci li ñu wane léegi. waaw man lii jamonoy may nekk xale laa ko daan defar. dama naan sàcc sama kay rakk yu bëri. comme bu ñu waree jàngi damay sàcc seen kay yu bëri daggate ko. bu nawet bi day waaj damay defar yu bëri. dugal ko sama néeg ba nga xam ne kenn du fa mën a dugg. ñoom ñuy jàngi yow ngay dagg seen ay këyit. di ko defaree ay fooy nii. man yóbbu ma dem jàngi ji. moo tax damay xoot seen këyit ñoom ñëpp bu ñu xëyee kenn du jàngi. yaa sëriñ. yëpp ma taf ko ci biir néeg. yaa sëriñ. en tout cas c'était aussi une façon de décorer pour Noël. si d'accord en tout cas mbokk yi ñu ngi leen di gërëm yéen di leen sant bu baax a baax di gërëm Combé. merci beaucoup di la souhaiter vraiment bonne continuation. parce que ndaw dama koy faral di wax bu nekkee ci mbir dañu koy ñaanal mu wérle bu ko defee dem ci kanam en tout cas suñu culture dañ leen koy dénk quelque part yéen ñi nekk ci 4e art bi mu jëm ci 7e art bi pour que vraiment ñëpp xam Sénégal ak li nga xamante ne bi mooy suñu aada bu baax a baax. merci beaucoup mais yow aussi tamit dama lay sant bu baax a baax di la gërëm ndax
ku ma yàgg suivre nga ku ma yàgg bëgg nga defe naa ne ndax yow sama mën naa ne sama maam nga ndax bi may nekk diir di nekk xale bu ndaw la sama daan teg ni ci kanam télé may jàppale léegi RTS franchement ba yàlla dogal tey jii ñu bokk plateau. Donc tu dois avoir 24 ans. Man oui est-ce que àggal naa 24 ans. sama yaay moo ko nëbb neen su may ñëw dama ko joxat. Ah d'accord, ok. En tout cas ñu ngi lay remercier et vraiment bonne continuation. Merci beaucoup ki nga xam ne moom ngay faral di àndal à chaque fois moom tamit yéen ñaar comme yéenay àndandoo di def yàlla na yàlla barkeel. C'est important. Merci beaucoup encore une fois suñu comédiens yi nga xam ne ñi nga ca Thiès di def liggéey bu rafet macha allah. ñu ngi remercier bu baax a baax maître Ousmane Thiam mbokk yi tey ñu ñëwoon waxtaanee li nga xam ne moom mooy pension alimentaire nañu ciy bàyyi xel parce que defe naa ne bu ko juge bi waxee pour xale yi la plus précisément donc nañ leen koy jox ñu bañ indi ay tiraillement ndax jaru ko maître Ousmane Thiam. waaw en fait d'habitude booy xool sax ci procédure yooyu xale yi ñoo ci gën a trinqué quoi. Absolument ci ñoom lay gën a méttee quoi. donc nag yaakaar naa ne aussi nit koo xam ne si père de famille nga. tout à fait waroo xaar ñu naan la defal lii ci say doom quoi. normalement man pour man warul àgg foofu. am na nit koo xam si tu es responsable. am na yenn yoo xam ne sa doom bu ko soxlaa war nga ko def. surtout nga mën ko nag. dëgg la voilà absolument donc c'est irresponsable nit mën ko. war ko def ci njabootam te du ko def. doy na waar en tout cas ñu ngi lay remercier bu baax a baax plaisir de te retrouver inchallah la semaine prochaine pour yeneen i témoignages ak nga gindi ñu encore une fois Maïmouna maa ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax xam naa ne macha allah polyvalence bi ñuy wax ci RTS 2 yaa ngi koy wóyal bu baax a baax parce que nag dañ la xamee bu baax a baax ci li nga xam ne moom mooy culture waaye nag boo nekkee taskatu xibaar defe naa ne ci da ngay am ay pax yu bëri en tout cas daal téyel nga ñu bu baax a baax li nga xam ne moom mooy àq ak yelleefu doomu aadama bi ñoo ngi lay gërëm di la sant plaisir de te retrouver samedi inchallah. Ouais, samedi avant 2019 donc damay wax rek ne c'est avec beaucoup de plaisir que je le fais fu ñu woo rek ñu wuyu. Voilà donc xam naa dañuy joxe rendez-vous rek samedi comme ni nga ko waxee. Remercier ñi ma bokkaloon plateau bi remercier téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi àndoon ak ñun tey ci alarba bi. ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax waaye di remercier encore une fois ki nga xamante ne moom mooy Malcolm en tout cas j'attends cette grande surprise bu nga xam ne jox nañu rendez-vous inchallah le 31 décembre Malcolm c'est toujours un énorme plaisir de te recevoir. That's the same merci beaucoup et puis merci beaucoup à notre invité. nit la koo xam ne franchement gars yi bëgg nañ la trop di la ñaanal mu continuer et puis nous sommes en mois de décembre esprit de Noël comme je l'ai dit tout à l'heure dundu leen ci jàmm kaf leen foo leen ree leen bu leen kenn xañ seen reetaan seen positivité dundu leen ko en famille lu ngeen am même bu dee benn chocolat bu ndaw la ñëw leen daggate ko ngeen nekk ci jàmm nekk ci salaam daayiman tabat. Très bien. Et puis inchallah comme que cinéma la ñuy def mercredi prochain gis nañ ni ki aay na acteur bi aay na kan moo ko waaj naa la indil gars yi waaj ak dinañu ko xam inchallah ak suñu xarit Malcolm mbokk yi ñuy souhaiter joyeux anniversaire sama nièce Mben Mbeng alors elle fête son anniversaire aujourd'hui de la part de ses parents et de toute la famille waaye maa ngi souhaiter joyeux anniversaire aussi madame Ababakar Badji elle c'est Binta ñoom ña nga nekk fële ca Wakam happy birthday à Binta waaye tamit ak képp ku nga xamante ne bi yaa ngi judd ci bis bi mbokk yi ñoo ngi gërëm toutes les équipes techniques yi nga xam ne saa su ne dañuy ànd ak ñun di liggéey ñoom tamit di leen gërëm di leen sant bu baax a baax di leen jox rendez-vous inchallah suba pour beneen émission Tam Tam bonne suite des programmes sur la RTS 2 au revoir.